salaamaaleykum mbokki Sénégal maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ak sa tur ak sa sant tey ñu ngi nekk fii si centre de santé bu Liberté 6 bu Mamadou Diop tey ñu ñëw fekk si monsieur le maire monsieur le maire Santy Sène Agne di honorable député aussi tey ñu ñëw fii nag fekk fii mu ñëw di vacciné wu jiitu fi population bi ndax moo leen fi teewal moo fi nekk ci boppu gox bi ñu koy dalal di ko laaj ban sensibilisation la joxe tey ñëw fekk ko fii ci centre de santé bu Liberté 6 monsieur le maire maa ngi lay. ñu ngi lay fay ci suñu tur ak turu mbooloom ku dëkk Sicap wax ji nag benn la rek kuy digle càngaay da ngay sangu ñun yàlla daf ñu teg ci bopp gox bi ñu war a relayer politique publique yi Sénégal dafa opté pour ñàkk nit ñi ko bëgg ndaxte wóor na ne mas mi du fi jóge neem ñàkkuwuñu comme feebar yu mag yi fi amoon na ñu fi jógee ñun nag ñu war a wax ak askan wi sooy wax ak askan wi nag dama koy won exemple tey dama ñëw ñàkku pour oo nit ñi ne waa Sénégal waa Ndakaaru particulièrement waa Sicap Liberté jóg leen ngeen ñàkku ji ci suñ leen woowee tàmbali nañ ko danoo bëgg Sénégal gi yëpp daj loolu mooy mbébétu gouvernement bi mooy mbébétu mairie bi moo war a nekk mbébétu képp ku juddoo wala kuy nooyee biir Sicap ma leen di wax nag mbir mi ndaga man dékku naa ko ñëpp ñeme nañ ko dékku méttiwul saful te baax na suñu defee geste barrière yi jël distance yi takk masque yi di raxas loxo yi suñ ci boolee vaccin bi am nañu yaakaar ne fii diir dinañ mën a dellu ci la ñu newoon fi mu ne nii ñëpp a ngi ñaxtu ñii ngi naan suma activité économique dematul ñii ngi naan njàng mi dematul ñii ngi naan guddi gi kenn mënatul génn suñu defee lii ñu wax ñëpp ñàkku am naa yaakaar ne dinañ mën a dellu ca la ñu nekkoon suñu ci yokkee mesures yii may wax moo tax may ñaax ñëpp ñu ñëw surtout que nag maa ngi ci centre de santé bi dama ciy profité pour remercier vivement personnel du centre de santé Sicap Liberté parce que maire amul lu dul njabootam te ñii ñooy aar suma njaboot te ku ñëw ci centre bi xam ne ñu ngi ko yore ni ñu ko war a yoree ci bopp bi ba ci suuf soo fi ñëwee di nga fi fekk docteurs yi di nga fi fekk personnel soignant bi di nga fi fekk personnel bi tout court ku ne yaa ngi béy sa waar soo ko seetloo centre bi mën a wax ne centre yi gën a set ci Ndakaaru ci la bokk centre yi nit ñi gën a am yaakaar ci la bokk centre yi docteurs yi gën a xarañ ci la bokk kon moom dañ leen di ñaanal gudd fan wér yàlla jàppale leen ci liggéey bi ñu jëm kanam fii daal ku fi ñëw ñàkku bu lay boo nga dem tëdd sa gannaaw ba nag macha allah léegi monsieur le maire bi ñuy génnee ci Covid 19 bi dañu gis ni centre de santé bi ñi ko yittewoo dafa bari ndax bu dee ci commune bi rek la yemu fi dina am ñoo xam ne dañuy jógee ba ci région yi di ñëw fi di faju si am ñuy jógee ba ci yeneen gox yi di ñëw di faju si ndax xam dañu gis ni sa loxo mu ngi ci biiram déet da nga ci jàpp ci liggéey bi wala nguur gee ko fi def sans mairie bi wala mën ngeen ci wax lu leer ci centre de santé. waaw xam nga centre de santé ci dispositif sanitaire national la bokk. fii amul woon centre ma nekk maire ma ne jaaduwul waa Sicap suñuy faju war a dem SAMU wala Gaspard wala hôpital ñu dox ko nag parce que nag suñu budget antanu ko waaye yàlla def ñu dox ko ba am suuf dox ko ba ñu tànn ñu ci ñu war a am centre de santé dox ko ba am lu ñu ci dugal ñun ñu yeggalal ñu ko ñu am centre bi nag au départ effectivement waa Sicap ba fi doon ñëw waaye nag comme ni ma leen waxee lu baax ñëpp ko bokk centre bi mu ngi dox gis naa ne fu ne ñu ngi fay ñëw te ñoom góorgóorlu nañu ak seen comité de gestion ak le médecin chef ak personnel ba nga xam ne chaque jour ñi ngi yokk dara ci centre bi muy ubbi amuloon rajo am na rajo bi muy ubbi amuloon bloc opératoire am na bloc opératoire ñi ngi dem ndànk-ndànk loolu nag moo indi képp ku ko dégg ñu faj la nga wér soo demee wax ko ka nga koy wax it xam ne fii fajukaay la mu wax ko keneen noonu rek la moo tax macha allah da leen di ñaanal yàlla lafal leen cat.
macha allah léegi damay laajte ndax dégg naa médecin chef di la remercier bu baax a baax ndax am na malade yoo xamante ni dañuy jaar mairie ba ndax gis nañ ni tamit ba mairie boo mënti dem di nga fa fekk couverture maladie donc est-ce que yow am na ñoo xamante ni jot nga leen jàppale ba ñu ñëw fii daal di ñëw faju ji gratuitement. mais loolu suñu rôle la xam nga maire li mu fu nekkee mooy lépp loo xam ne day jëmale kanam askan wi wala day jàppale askan wi mu def askan wi nag dañu seet ne itteem li ci ëpp santé ci la bokk. santé nag am na ñu ko mën am na ñu ko mënul am na ñu ko am na ñu ko amul tey jii am na ku yor ordonnance su 2000 francs mënu koo jënd am na ko mu bugg a ñëw seet si médecin mënu ko fay ñun dañuy jël en charge les populations les plus démunies te loolu kenn du ma bàyyi ma fen maa ngi koy waxee fii ci biir centre bi chaque mois ma fayal ay nit loo xam ne li prise en charge la pour ñu mën a faju loolu nag du lu ñuy damoo du lu ñuy tiitaroo lu ñuy yàlla dénk la ñu koy def chaque mois dañuy fayal ay nit ñii di def rajo ñii di def analyse ñii di hospitaliser ñii di mucc parce que loolu suñu liggéey ci la bokk te looloo taxoon nag ñu mun a ñu créer centre bi parce que médecin su ma ko nee jëlal ma diw da koy jël heure bu ma amee ma fay loolu mënu ma ko am ci yeneen centre yi waaye kii suñu centre la ñoo ko moom ci suñu SICAP la bokk moo tax mu yomb ñu. macha allah merci beaucoup ban dernier message ngay lan par rapport ci vaccin Covid 19 bi ci côté parlementaire aussi parce que xam naa loolu dinañ ci ñëw ba ngay dugg sa oto donc dinañ laajte ban message fort ngay lancé ci vaccin yi. waaw xam nga maire dafa am gox député yàlla def na député Sénégal yëpp la moo tax su may wax damay wax ci Sénégal wax ci Ndakaaru bii nga xam ne fii laa nekkee maire moo tax ma ne rek nanu fexe. ba mbas mi bu mu fi law te pexe bi amul fukki solution def li ñu tere jàpp bàyyi li ñu tere yittewoo li ñu digal ñàkk suñu ko defee am naa yaakaar ni léegi ñu fàtte mbas mi jublu ci ne am na feebar yu gënoon a tar xëy na ci mbas mi te jóge nañ fi loolu nag lenn rek la ñi ñuy faj ak ñiy faje suñu bokkee jëmukaay am naa yaakaar ne coow du. mais yéen a ngi waajal benn campagne boo xamante ni pour vaccin yi. waaw xam nga lii ci campagne bi la bokk waaye dinañu wër ci gox bi dinañu dem ci amu yi dinañu utiliser les relais communautaires pour que suñu nee vaccin bi ñëw na pour population yi rek kenn bañ ko wuti. merci beaucoup monsieur le maire ñu ngi lay remercier bu baax a baax. asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu di la dalal tey ñu ngi gis monsieur le maire sant seen añ mu ñëw fii di jël vaccin Covid 19 ñu gis ni tey moom moo jiitu jeunesse bi di leen encourager di sensibiliser tey nag ñu am ak mbégte ñëw jël ko tas ak yow ñu bëgg nga xamal ñu tuuti li jëm ci vaccin yi te gis nañ ni réew mi ñëpp ñu koy laam-laamee jeunesse bi moom sawaruñ ci daanaka en tant que médecin lan moo ci sa gis-gis. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñëpp di remercier monsieur le maire geste bi mu def tey pour di ñëw jël première dose am vaccin bi en fait vaccination bi commencé na depuis hier mais c'est par groupe on a commencé avec le personnel médical ñoom la ñuy vacciner tey ak démb ak tey après on va passer deuxième groupe bi mooy plus de 60 ans yi avec comorbidité ensuite yeneen groupe yi c'est par groupe quoi c'est par étape mais ñi ngi dalal xelu ñëpp waneen vaccin yi dara nekk ci vaccin yu baax la et ça les permet de se protéger contre la Covid-19. ok ñu gis ni monsieur le maire bi fi ñëwee tey ndax am na ñu ko fi jiitu ñu mel ni waa SICAP wala mu doon beneen waa gox mu ñëw fii di vacciner wu lii di vaccin Covid-19. non en fait personnel médical rek la ñuy vacciner démb ak tey commencé guñ ci population bi mais comme monsieur le maire moom moo représenté SICAP bi yëpp donc geste la pour moom au moins ñu jël ko tey mais normalement les autres dans une semaine ou deux dinañu commencé vacciner population bi les plus de 60 ans incha allah. waaw ñu ngi koy remercier bu baax vraiment. merci beaucoup monsieur le maire ñu ngi lay nuyu ñu gis ni tey nga jaaroon fii centre de santé bu Liberté 6 ñu gis ni nga ñëwoon vacciné wu vraiment ñu koy rafetlu tey nag ñu gis ni ngay dem ñu lay bëgg laaj benn question bu ndaw mooy sa collègue boobu nga xam ni tey ñu bëgg dindi immunité parlementaire muy Sonko tey ñu gis ni am nañu si d'accord am ci jote sax démissionné tey ñu lay laaj question boobu. waaw su dee ci mbiru Sonko ak ndaw si wax dëgg yàlla mënuma cee wax.
ndax loo xam ne diggante ñaari nit la xew yàlla na ci jàmm rek mujj ci di nga xam ne nag mooy immunité parlementaire levé ou ñàkk levé loolu prérogative bu assemblée la levé immunité mooy lan ñu ne justice soxna la diw ñaan na assemblée ngeen levé immunité pour ñu mën koo dégg bi nag mooy ñu mën koo laaj ndax li ñu ko tuumaal mooma wala du moom ak fu muy mujj loolu am naa yaakaar ne benn du lu bees ñaar du lu ñaaw ñu ci teg de aussi député yi balaa ñuy lever immunité kenn dañ lay woo nga wax la ñu waxtaan ak yow laaj la nga wax la ñu soog a xam ndax war nañ ko wote wala waruñ ko wote ci biir mbir mi nag li ci xaw a ñuul mooy Sonko dafa ne du wuy ji député yi ku wuy jiwul député yi nag la ñu soor sa ginnaaw doo ko xam loolu rek mooy mbir mi mais du lu bees du lu ñaaw dañu koy examiner moom su fa nekkul xëy na am na ku mu tànn mu nekkal ko fa su député yi dégloo su leen doyee ñu lever su leen doyul du ñu lever député yi ils sont indépendants. macha allah lan mooy sa dernier mot. suma dernier mot rek mooy nañu ñaan yàlla rek jàmm sax ci Sénégal ndax muy Sonko muy keneen ku ci ne da ngay dem àdduna tukki continuer Sénégal nekk Sénégal di ñaan aussi na ñëpp ñëw jàpp ci mbas mi vacciné wu wax nit ñi ñu vacciné wu xëy na loolu suñ ko defee jàmm dina gën a sax. ñu ngi lay remercier bu baax a baax monsieur le maire merci beaucoup.